jib na xibaar yi door na ñu dikk ak yéen li nga xam ni mooy li gënoon a fës ci ay bés yi ñu génn yéen a ngi seetaan Prestige TV salaamaaleykum. jërëgeen jëf mbokk yi dañuy dooree xibaar yi nag li nga xam ni moo jëm ci wàllu mbas mi ñëw ak yéen ci waa kër docteur li ñu indil dañ ci ànd ak nag ki nga xam ni mooy docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mu dikkal ñu ci li gën a fës ci wàllu coronavirus bi ci Sénégal. ma jottali leen communiqué bi bàyyee ko ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu gaaw fukki fan ak ñett ci weeru février mi ñu nekk. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee am nañ ci ñaar fukk ak ñeent ci Thiès juróom-ñeent ci Tivaouane juróom-ñett ci Kaolack Mariste ak Mbour juróom-ñaar ci Dakar Plateau juróom-benn ci Mamel ak Popenguine juróom ci Louga ñeent ci Fatick Médina Kébémer ak Touba ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari malade si ñi nga xam ne ñu ngi leen toppoon ci kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde juróom benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan xam ngeen ni kii di président Macky Sall wax na ni kat li jëm ci wàllu vaccin yi war nañ ko tàmbali jeexitalu weeru février ca loolu sax tax na ñuy def ay sensibilisation di wax ak askan wi ci lu jëm ci wàllu vaccin yooyu loolee tax sax suñuy ndaw dem seeti ki nga xam ni mooy professeur Ibrahima Faye di islamologue mu wax ñu lan la ci l'islam xalaat ci lu jëm ci wàllu vaccin yi ñu ànd teewlu ko. wàllu vaccin. xam naa ne bu dee dugg ci réew mi ba aw ci sunu virologue yii ak sunu infectiologue yii ak sunu kër docteur yii surtout comité boobu le président daal di installé nga xam te ni kàngam yëpp nga ca sëñ bi kenn du gis luy gaañ ci sa biir kër nga na dugg waaw je le dis haut et fort wax naa nag garab bi boo gis nag am na effet secondaire waaw garab boo gis rek am na effet secondaire te nit ñi bokkuñu waaw te damaa jàpp ne ñi nga xamante ni ñooy suñu borom xam nga ñun suñu problème mooy plateau technique parce que les moyens font défaut fii ci réew tout le monde le sait waaw léegi ginnaaw nag les moyens font défaut ci suñu plateau technique yi yu bëree bëri ay jafe-jafe waaye am nañu kàngam yooyu balaa vaccin dugg ci réew mi danañ ko saytu waaw parce que ñun ku feebar que docteur nga jëm waaw kon buñ leen gàkkal wala ñu leen di tilimal te it la majeure partie ñi ciy wax nañ ci xam dara lu leer waaw démarche bi na doon démarche scientifique parce que affaire santé la affaire vie la affaire dund la waaw te yàlla wax nañu subhanahu wa taala ci alquran man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa kaannama qatala naasa jamia wa man ahyaa fa kaannama ahyaa naasa jamia ku rey bakkante tey ko wala yu ni mel wala nga def lu mel ni njombe xam ni boo waxee nit ñi vacciné wu nga fexe ba nit ñi du vacciné wu corona bi faa gëlle yow sa deret dagan na coraan kon ñi xamul nañu noppi te bañ koo politiser garab goo gis nag moom yëpp ci yem am na effet secondaire waaw waaye xool fa ni nit ñi faatu rek
dafa am loo xam ne du lu naturel ginnaaw du lu naturel catastrophe naturelle la dañ ko waxtaanee suñu biir te déglu suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo ci xam dara te ki ñuy jokk mooy le président de la république. kii di njiital parti bii di Pastef di Ousmane Sonko xam ngeen ni ginnaaw ba ko as ndaw jiiñee viol ak menace de mort loolee sax tax na ñii di militants yi nekk ci parti bii di Pastef nag ñoom ñu génn mbedd Dakar yi keroog tàngoon na jër ci altine boobu loolee tax sax dañ ci ànd ak yéen ci ñu ndaw yi ñu fa teewaloon ñu xool la xewoon ci bés boobu di altine ñu ànd ci ak Ahmadou Bamba lii ak Moussa Mbaye. Okay, Alpha. ñoom ñooñee di militant yu Pastef yi nag ku nekk joxe na ci xalaatam wax ni ñoom kat duñu bàyyi ñu jël seen njiit lii bëgg koo yóbbu fële nga xam ni mooy kaso loolu sax wax nañ ni am na sax ñu dem ba egg si ni jar na leen tayle seen bakkan loolee dañ ci ànd ak ñi nga xam ni ñooy suñu ndaw te teewaloon ñi fa di Ahmadou Bamba lii ak Moussa Mbaye. C'est trop doon nu ko nangooti man du ma politicien mais am na yoo xam ne doon nu ko nangooti Macky Sall c'est trop. sonn au Sénégal dina am suñu bakkan lañ ko jox suñu bakkan lu mu leen jaral nañ ko suñu bakkan la ñuy jox Sonko bu ko waa yow accepté dara du fi xew jàmm rek la ñu am d'intimidation là ils vont savoir que c'est fi mu tolloon en 2012 ba yor weer gàddoom on va pas accepter ça fi mu tolloon ba yor weer gàddoom ku yéen fek pas de ñun dañuy dee di dox Kadhafi nga gis ni ma ragal ma dee le Sénégal n'est pas un pays dictatorial Macky Sall mooy kan mu ne la woon Macky Sall dafa ne Macky Sall marchera sur nos cadavres Macky Sall moo ko woon Abdoulaye Wade le 23 juin dafa ne woon Macky Sall kan Macky Sall gënu am fii jom kenn. suñu démocratie dafa defaat beneen pan bu nga xam ne loolu mooy permettre tey citoyenneté affirmé wu nous sommes là pour affirmer notre citoyenneté. Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est le moment de combattre l'injustice dans ce pays. Au-delà de Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est le moment ñu taxaw xam ne réew mi santul Sall réew mi santul Faye réew mi ay honnêtes citoyens ñoo ko moom ñoo ko bâtir ba mu agsi fii donc on ne laissera jamais une poignée de personnes tapis dans l'ombre ñëw di yàq suñu réew ak moo suñu ay richesse ku leen neex ñu tëj ku leen neex ñu tëji lu leen neex ñu toj lu leen neex ñu tabax loolu lañ ni tey lañu koy xeex tey la ñuy xeexal Ousmane Sonko mais tey dañuy taxawal xeexal bépp citoyen sénégalais boo xam ne injustice mi am si réew mi soof na la loolu moo ñu fi indi Thiès laa jógee waaw mais dañ koy mënee dañ koy kii ñun fii la ñuy fanaan tey moom lu mu ko jaral moom Macky Sall ñun jaral nañ ko ñun fii la ñuy toog te heure bi jot na naka xam gis nga bu dof loo dama bëgg xoolal li ñuy wax ñun suñu biir lañ ko teg gis nga président moom moo dem ba ne ñun suñu bopp libéré naa leen mais fii ñu taxaw du tey jii lañ gën a taxaw incha allah pour soutenir suñu président lii ñu ko jiiñ xam nañ ne defu ci dara te li ñu wax rek ñoom dañ koy gën a taxal ñun ñu koy gën a bëgg. njiital parti bii di Pastef nag moom wetul ci xeex boobu ñi yore seeni parti bokk ci kujje gi ak société civile bi ku ci nekk sol nay dàllam dem seeti ko di ko massawu loolee tax ba kii nga xam ni mooy njiital mouvement bi di Agir di Thierno Bocoum demoon doon ko massawu ñu ànd ak moom te teewlu ko ci suñu micro confrère bi di Ahmadou Bamba lii ak Moussa Mbaye. dañuy ñëw pour
apporter suñu soutien fraternel et amical à Ousmane Sonko di wax ne procureur de la République bi dangereux pour la démocratie parce que mesure yu muy jël tegu ko ci yoon daf ko teg ci jaay doole te ce n'est pas la première fois koo xamante ne député la am immunité parlementaire nga daal di ne da nga koy convoqué ba sax di menacer ne da ngay ñëw arrêté ko loolu teguñu ko fenn donc loolu on le dénonce. L'autre aspect bu ñuy wax mu leer mooy na sénégalais yi xam ne projet 3e mandat bi moo indi lii yëpp nekk nañu ci logique gu projet 3e mandat bëgg nañu xoqatal opposition bi bëgg nañu fexe ba opposition bi képp koo xamante ne am nga taxawaay bu ci war ñu daal di lay gàllankoor loolu la ñu jugalee tey Ousmane Sonko moo tax tey ñu ñëw apporter ko notre soutien moral apporter ko notre soutien fraternel apporter ko notre soutien amical. njiital parti bi di alternative sénégalaise di Omar Badiane moom nag ci ginnaaw daje bi mu doon sëkk ak ñooñu partem profité na ci joxe xalaatam ci lii xewoon fële ci Mbourkat extension te muy ay dëkkuwaay yu ñu fa daaneel ginnaaw ba ñu waxee ne ñoom dañoo dugg ci biir forêt classée bi ñu ànd teewlu ko. ñu ñëpp xool nañ fan yi problème Mbourkat la fa xew dara parce que président moo fi ñëwoon dig leen da koy régulariser bu président sàmmoon kàddoom kon li fa am dafa aw mais daf leen wax la mu wax defu ko nit ñay tabax ba nekk fa ñu koy toj seen i kër loolu moo indi problème bi te loolu lu ñaaw la. fekk avant boobu gis ngeen fi nit ñoo xam ni ñi fi amoon ay kër dañ leen a nungu mais bu nuñ ko kër gi au lieu nga jox ko kuy dëkk dañ koo jaay si saase am xaalis di si enrichir xam nga loolu ñaaw na moo tax ñu ni président ñu ñaan ko ni ko. dañ koy ñaan di wax ko fermement ni ko ñi nga xam ne doon nañ seen kër nañ defaraat seen i kër ñi nga xam ne ngu nañ seen kër nañ leen ko jox parce que njaboot la parce que boo amee sa kër yaakaar sa njaboot looloo tax kër di fa toog yenn dal yi parce que bu dee ñëw di jéem a basé wu si texte yi naan da lay may deux ans pour nga mën ko def mais bu doon loolu kon lébu yi kon duñu moomati suuf parce que da lay jox ne kër gi biin si 2 ans yi bu ñu ñëwee boo defu peine dara dañ koy nungu bu doon loolu kon lébu yi duñu amati suuf te bu koy gis kër di am valeur nga gis kër di muy toll loolu pour ñàkk ko liggéey la parce que quand on parle de peine et soin du caaginu da nga fay tabax parce que kër boo ko dee saytu di ko bale kenn du fa tuur mbalit nga borne ko loolu mooy ay soin kenn du ko gis tey jii ku jënd kër da koy jaay ay peine et soin ngay jaay bu dee terrain ngay jaay ndax peine domaine national kenn ñi ma koy jaay moo tax nit ñi di continuer peine et soin quand on parle de peine mooy lu fa def nga gis ko mais ay soin kenn du ko gis kon nit ñi xam seen kër nekk fa da leen jaay dooleen te li ma leen di yëgal personnellement maa ngi si liggéey incha allahu rabi jël naa ay avocat ñu ngi ñëw pour attaquer décision bi surtout arrêté bi nga xam ne moo constitué la commission de distribution parcelle bi nga xam ni mairie ville moo ko jiite. parce que maires yi yëpp ñoo toll toutes les maires sont les communes sont d'égale dignité amul benn maire bu nekk si kaw mairie ville dañ ko créer pour mutualisation donc domaine de compétence yi ñëpp ñoo ko bokk par rapport à ça. ñëpp xam nañ ni xeesal baaxul ndax dafa am lu muy yàq ci yaramu doomu aadama bi loolu tax sax ñii nga xam ni ñooy ànd di xeex lépp lu jëm ci wàllu xeesal ñoo mën a def benn ndaje doon ci waxtaan seen biir di xool nees mën a def ba jëlee fi lii di xeesal ca loolu sax dañ ci ànd ki nga xam ni mooy Ahmadou Bamba lii ñu teewlu seen présidente bi. Sénégal ku ne xam na ni léegi ku xeesal am na yenn milieu yoo xamante ne sañatoo faa dem. ndax sa yaram yàqu na gaynde nga réew nga am nga ay heure ñuy ñaan yàlla nag yàlla bañ ñu cee boole bi ñu sant yàlla te yàlla boole wuñu ci ñuy ñaan yàlla lafal ñu cat musal nag ci lépp loo xamante ni rek day lore lim ñu ciy musalee mooy benn xeesal day lore ñuy sant yàlla bi mu nekkul ci suñu xel ba ñu juddoo ba tey nii la ñu mel te képp koo xamante ni xam nañ ko ngay xeesal wala nga daan xeesal ñu dinañ def tout ba jëlee la fi même boo yàqoo te mënuñu laa récupérer sax li ñu warloo ko yow rek dinañ ko def mooy lañ wax nga xool sa nawle yi nga xamante ne yaa ngi dëkk ak ñoom
fu ñuy génnee ñëpp génn mais am na bu nooy defee ci xeesal rek am na noo cay demee yenn heure yi dootoo ko génn yenn milieu yi dootoo fa demati. xeesal dafa jarul dara li muy yàq nag moo ëpp li muy defar li muy yàq moo ëpp fuuf li muy defar ndax di nga toll benn âge bi daan xeesal débuté ko ca ba ngay naw toll benn âge bi dootoo ko mën a tee bàyyi mu yàq saram moo gis ni boo gisee ñiy gaynde ak di cere ba dootuñu mën a puudaru dootuñu mën a dem fenn bu nit ñi génnee duñu génn wala guddi ba guddi la ñuy génn macha allah ñuy ñaan yàlla nañ ci yàlla musal ci loolu xeesal ci li yàq ci loolu ci la bokk. ñun ci suñu bopp incha allah ci suñuy projet bokk na ci ñuy defaral suñu bopp suñuy diw yi ñuy diwoo incha allahu rabbi bokk na ci suñuy projet te ñoo ngi koy taxawal du yàgg dara rek ku ñuulati ci Sénégal. boo moytuwul ñun suñu association bi moom ngay woo ñu envoyé la diw ngay diw sa yaram yàlla bind na lim la bindee bul am benn complexe ci nii laa mel gëmal sa bopp gëm sa bopp gi mooy tey bi la yàlla jox ñuul la sédde nga gëm loolu maîtriser sa ñuulaay boobu ëllëgee fu sa nawle taxaw nga taxaw fa. armée sénégalais def liggéey bu am solo fële ca Casamance ndax itam bu ngeen ak gisee mbokk yi fan yëpp ña nga nekk nag di nangu ay base yoo xam ni ña fa nekkoon mooy rebelle yi ngir mën sax ñi fa dëkkoon tey askanu mën a delluwaat seen kër dëkk fa ci jàmm ak salaam ca loolee ak ndam lu rëy li ñu def tax na kii nga xam ni mooy Mamadou Saturne Nione defal ñu ci ab reportage ñu ànd teewlu ko. armée bu Sénégal daal di def jaloore ca bëj saalum réew bi di Casamance la ko waral nag lu tollook ñeenti base yoo xam ne rebelle yi fare ci mouvement des forces démocratiques de la Casamance nekkoon nag ca frontière ba diggante Sénégal ak Guinée-Bissau armée bu Sénégal daal dina ko teg loxo ginnaaw bu muñ defee nag liggéey bu am solo la jëm nag ci wàllu munition lance-roquette ay armes yoo xam ne ay M203 la ay lance-grenade ay fusil d'assaut ak ay RPG yëpp daal soldaarub Sénégal daal di ko teg loxo ginnaaw bu ñu congee basub MFDC yooyee ña nga xam ne nag ñoo fa nekkoon daal di daw bàyyi leen ak base yooyu. Il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. ñun nag bi ñu ñëwee cong seen base ñoom nag jotoon nañu wone jaloore ngir jàmmarloo ak ñun waaye nag ca mujjantel ba mujj na ñu daw ndax li ko waral suñu doole xajul ci ñoom ci gàttal daal la jëm nag ci ay munitions ay armes daal dinañ ko teg loxo ñoom daw nañu bàyyi seen base yi mu nekk loo xam ne ndam bu rëy la ci armée Sénégal ginnaaw bu mu ko defee tey jii ci Casamance lii wane na ne daal armée Sénégal taxaw na tembe ngir fexe daal ba lépp loo xam ne rek nit mënees na ko dundi ci Casamance mu daal di ko amal. ñu fàttali ne nag ab détachement bu l'armée nationale bu am solo ñi nga xam ne ñoom ñooy 3e bataillon des commandos du Thiès ak 3e bataillon d'infanterie bu Kaolack ak détachement génie militaire bu Bargny ak 5e bataillon d'infanterie bu Ziguinchor ak benn bataillon bu parachutiste ñoom ñëpp fukki fan a ngi nii daal ñoom ñoo def jaloore ca Casamance ba tax na nag ñu nangu base yooyee waaye nag la jëm nag ci tool yoo xam ne dañ fa daan béy yamba soldats yi nag daal di ko teg loxo. Aujourd'hui, l'armée sénégalaise a mis pied. tey jii armée bu Sénégal daal dina teg tànkam ci base yooyu yëpp daal di nañ ko door ca Bamoun ñu daal di def jaloore bu am solo daal di wër jël Basolum jël Bajong ak Sikun gis nañ ne nag bi ñu ñëwee gis nañu ay tool yu bëri yoo xam ne rebelle yi ñoom lañ daan béy ngir di béy di jaay yamba vraiment nangu nañu bërëb yooyu te ñun dinañ taxaw tembe ba bërëb yooyu duñu teguwaat mukk ci seen loxo en tout cas daal ñun waa armée dinañ def suñu liggéey ba mu mat sëkk ngir daal fexe daal ba la jëm nag ci wàllu kaaraange mu am doole lool ci bërëb yi. ki nga xam ne nag mooy commandant zone militaire numéro 7 di colonel Souleymane Kandé moom mi xam ne nag jotoon na dem ci bërëb yooyee xam ne l'armée Sénégal daal dina ko teg loxo moom de rafetlu na liggéeyub jàmbaar yooyee waaye nag nee na daal la leen tax a jóg fexe daal ba Casamance jàmm dellu fa te ñoom duñu nangu mukk ñi nga xam ne nag ay way fipp lañu di wéy di sonal askan ba. ñu fàttali leen ne rek opération yi commandement bu zone militaire numéro
numéro 5 bu Ziguinchor ñoom ñoo ko tàmbale woon doore woon ko nag ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atum 2021 fukki fan rek ñu def ko bunt bu yaa daal di ubbeeku ci àllub Casamance la ko waral nag la jëm nag ci base Wi-Fi yu bëri teg nañ ko loxo ñu fàtte nag la taxoon ñu amal opération yi mooy dàq bépp defkatub ñaawteef ca dëkk yooyee waaye nag fexe ba askan bi nga xam ne moo nekk ca dëkk yooyee xam ne boobu ak léegi daal mat na fanweeri at teguñu woon tànk ca seen dëkk yooyee ñu mën a fa dellu siwaat daal di amal seen dund ci anam ni ko waree ndax ñoom jàpp nañ ne nag doomu Sénégal fu mu mënta nekk ci biir réew mi war nga fa am jàmm ba man fa dund ñu fàtte ne daal ameb Sénégal def na jaloore bu am solo daal di nangu ñeenti base ci Wi-Fi yu bokk ci MFDC. bàkk bi jip moo ñuy yóbbu ci li xew ci biir réew mi loolu nag dañ ci ànd ak kii di soxna Marème Ly. ñu tàmbali xibaar yi ñeel biiru réew mi ak armée sénégalaise bi moom nag weddi na li ci alxamis bi faatuma juróom-ñaari militaire ci bët gànnaaru Sindian nekk ci département bi Bignona ci cadre opération Kaaraange Casamance. bu ñu sukkandikoo rek ci DIRPA ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor lépp luy xibaaru militaire yi ñoom nag nee nañu bi opération boobu tàmbalee ba tey benn blessé rek lañ ci amagum ci loolu nag weddi nañu faatuma juróom-ñaari militaire yooyu nga xamante ne dañ leen a rey ci embuscade bët gànnaaru Sindia. ñu ñëw ci affaire Ousmane Sonko assemblée nationale daje woon ni ci alxamis bi ngir rek tàmbali procédure boobu ci loolu nag njiitum assemblée nationale joxe na dossier Ousmane Sonko ci commission des lois ñoom ñi nga xamante ne war nañoo toog ni ci altine fukki fan ak juróoma ci weer bi ñu nekk ngir rek mën a tàmbali commission boobu waaye itam war nañoo toogaat àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ngir ratification de la liste des membres de la commission. bu ñu sukkandikoo ci xibaar yooyu ba tey rek commission boobu war na itam toogaat ngir teggi mbalaanu Ousmane Sonko bi. ñu jeexal xibaaru biiru réew mi ak terroriste yu ñu jàppoon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier ci Kidira nekk ci pencum réew mi ñoom ñeenti nit yooyu ñu jàppoon nag ñu ne dañoo lëkkaloo ak waa Katiba Masina ñoom ñu placé woon leen sous mandat de dépôt ni ci àllarba fukki fan ci weer bi ñu nekk jugé nañ leen nag ci seeni sor ñoom ñi nga xamante ne ñooy Demba Sow Amadou Bohi Diallo Belko Diallo ak Sirajo Labor ñoom nag jugé nañ leen ci association malfaiteur apologie du terrorisme waaye itam acte d'appui au terrorisme. ci loolu yépp nag ñoom yóbbu nañ leen ci chambre criminelle à formation spéciale yi nga xamante ne ñoo yor mbirum terrorisme lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel biiru réew mi di leen jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah. li xew ca biti réew bàkk bi koy wane loolu nag nu ànd ca kii di soxna Ndey Kumba Faal mu faram fàcceel ñu ko. ñu tàmbali xibaar yi bitim réew yi ci lu jëm ci wàllu Mali di leen xamal ni raaye réew mi ñi ngay wéy di ko gis ci këru jëwriñ ba nekk ca Kidal loolu juróom-ñeenti at mi ngi nii ba mu amul lii day wane ni xaatim ba ñu amaloon ca Alger ñaari pàcc yépp ñi ngi koy sàmm waxtaan bu seesaa amaloon am nañ ci ay ndam bu ñu sukkandikoo ci ñu jàppale Mali. ca biir Mali nag ña jël nguur gi jéggal nañu ñu bare ci ñu nu jàppoon loolu dañ koy faral di nemmeeku ci waxtu yu demee nii ci 23000 ñu nu jàppoon juróom fukk yépp ay gan lañu fa loolu ñu ngi koy xamee ba nu jàppee waaye jigéen Aung San Suu Kyi mu jiite woon nguur ga. ñu jeexalee xibaar yi ci jiitum réewum France mu dakkal dem ba mu waroon amal ca Tchad altine ak talaata ngir mën a teewee jotaayu G5 Sahel li waral ñàkk dem googu mooy mbas mi Emmanuel Macron dina teew ci jotaay boobu waaye ci visioconférence altine ci ngoon gannaaw ba nu ko yaatalee ci ñuy jàppale réew yooyu lii lañ leen indiloon ci xibaaru bitim réew di leen jox dig daje ba beneen yoon. jërë ngeen jëf mbokk yi loolee mooy li gënoon a fës ci seeni xibaar yi amoon ci ay bés yi ñu génn fii ci seen télévision Prestige TV di leen ñaan nag ngeen wéy ànd ak seeni programme ma leen di jox dig daje gaaw bële di ñëw ci yeneen xibaar yi gën a fës ci ay bés yi jërë ngeen jëf.